sécurité sax yenn yi du fa ñàkk maanaam meurtre yeeg yooyu waaye boo ko xoolee ñun suñu wàllu bopp ni muy amee ak ñaawaay gi muy ànd ak ni muy gën di bëree boo dëgg la nag yéen yi gën a fësal parce que ay mbir daan na xew kenn du ko fësal donc loo tax du jaxaw comme léegi ñi ciy wax dañoo bari alors li xew ñëpp xam ko ñëpp teel ko xam et bu xewandoo donc loolu dafa am muy réalité yoo xam ne aussi pour ñu comprendre ko il faut que ñu saytu tuuti suñu société ni mu évoluer xam nga maa ngi koy wax sànq mbiru valeur dafa am solo mais ñun ñu tëggee woon suñu société ci ay xeetu valeur loolu dafa amatul parce que dañu dugg ci li ñuy wax une modernité te modernité boobu du loo xam ne dafa dañ ko def ci suñu coobare bopp maanaam dafa jël modèle yoo xam ne modèle wu extérieur la tubaab bi nga xam ne ñëwoon na fi def fi ay 4-5 siècles ba mujj na coloniser indi fi ay système am teg daf ñu indaale son propre style de modernité moo créé suñu ay ville mais modernité boobu modernité bi ñu créé sur le plan politique institutionnel ak économique àndul ak processus modernisation ñun suñu société maanaam àndul ak ñun suñuy nu ñuy fas yéene di dunde ak suñu nekkin moo tax muy loo xam dafay créer conflit entre société bi ak modèle boobu nga xam ne ni mooy modèle bu ñu jéggaani bi fi ñëw ànd ak politique ak économique ba nga xam ne ni day safaanoo ba sax nekk en conflit maanaam di xeex ak li nga xam ne ni mooy ñun li nga xam ne ni moom la ñu xam ci suñu cosaan donc loolu benn explication la donc la malmodernisation modernité extravertie bi nga xam ne am na fi moo tax tey ci biir dëkku taax yi nga ciy gis ay yu doy waar nit ñi amatuñu ay repère dañuy ñëw dëkki taax yi doon dëkk yu metti parce que njëgu dund yi dafay gën a seer suuf pour nga dëkk amatul waxuma yombul sax mais amatul donc lépp dafay foog nga am xaalis pour mën a dund foofu dund bi nga xam ne moom méngoog li dëkk taax laaj tey parce que da ngay soxla jumtuwaay pour transporter dafay cher léegi tey pour transporter fenn nag foog nga am xaalis fay dégg nga ma ginnaaw loolu mu xat nit ñi tamit parce que seen yi jëflante bu xatee day mujj dugg ci xol yi xat dégg nga nit ñi dootuñu am patience et donc yooyu yëpp day doo xam ne mooy créer benn situation boo xam ne ni mooy tax nit ñi di gaaw di utiliser violence pour régler seen ay problèmes soit dañu bëgg dara amuñu ko ñu gis ko yor ñu song la jéem a jël li nga yor wala tout simplement am na luy xew lu leen metti trop seen xol ñuy gis ay nit ñoo xam ne ñoom am nañu lépp lu ñu bëgg di def lu leen neex te par yi dégg ci télé bi ci rajo bi ne nit ñooñu ñu si ëpp wala ñenn ñi en tout cas ñi gën a fës ñoom ni ñuy def ba am li ñu am jaarul yoon wala yoon bu amee ci dëkk bi alors du tegu seen kaw wala bu fekkee te nañ njomme boo xam ne ñëpp gis nañ ko mu fës alors souvent ñoom da ngay dégg rek que ni waaw xaw nañ leen sonal tuuti après ñu génne leen ñu continuer seen donkaasi gi am si sax ñoo xam ne ni dañuy génn waroon nekk fu nungu siin waroon nekk kaso di génn ci mbedd mi di wax ci rajo yi ci télé yi di wax yu tegginuwul wax yoo xam ne day gën a choqué nit ñi donc yooyu yëpp dafay ay éléments yoo xam ne ni foog nga convoqué ko pour mën a fexe expliquer donc violence bi nga xam ne mu ngi fi am mais aussi il faut ñu wax ko aussi parce que suñu société dafa ubbeeku Sénégal xam nga am na réew yu bari am na yoo xam boo fa demee mun doo ñëw rek dugg bokk mënul lekk parce que dañ ko organiser dañu gan dañ ko teg place am Sénégal nag demeewul noonu parce que dëgg la am nañu bi loo xam ne xeetu valeur la bu ñuy wax teraanga maanaam ñun dañoo ñemee kii nu mu tuddati ganale c'est-à-dire nangu gan mu ñëw nga yaatal ko et cetera mais loolu lu baax la woon lu baax la
mais tey ganale googu daf di ubbeeku bu am ubbeeku frontières yi ubbeeku ci lu ne mais moyaalu ganale bi nekkatu fi dégg nga ma moo tax nit ñi dañuy ñëw jóge fu ne ñëw ñoom it di débrouiller wu di xool fu ñuy nekk gis nañu ñu bëri tey Sénégal Dakar boo xëy di tax dox du ay na nga def ak no mbàddaa rek ngay dégg léeg-léeg nga gis na ni effectivement am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi loolu sax du lu bon parce que pour man dañoo war ubbeeku dafa war a ànd ak maîtrise c'est-à-dire foofu mooy est-ce que ñun am nañu moyal ci wàllu sécurité maanaam force de l'ordre ci wàllu aussi fii naka nga mën a amee ay këyit yu leer pour soog a mën a def dara yooyu yëpp dafa am bu loolu bu amee au moins ñu mën a suivre ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fi xam kan mooy def lu nekk parce que àdduna nag noonu la tuddee foo gis ñu baax am na nag ñoo xam ne ñu ngi ci safaan wa di def ay njombe alors donc loolu moo tax police di am loolu moo tax kaaraange am loolu moo tax loi am pour ñu mën a xam ku ne fan nga war a yem mais loolu nag malheureusement mooy loo xam ne ci tumuraanke Sénégal moo waral ne alors ku ne mu ngi fi donc ubbeeku nañu waaye amuñu ay jumtuwaay yoo xam ne dina tax ñu xam ku nekk ci lan nga nekk ak looy def tey tamit du ñu maîtriser nit ñi nu ñuy def ngir mën a seen dunduwaay ci wàllu koom aussi donc yooyu yëpp di ay jafe-jafe yoo xam ne ni dafa dajoo moo tax mu doy waar. donc bu ma la déggee maanaam da ngay joxoñ baaraamu tuuma ci nga xam ne moom mooy gouvernement bi. joxoñu ma baaraam kenn parce que gis nga li am ñun ñëpp ñoo nekk responsable parce que affaire de société la mais société dafa am organisation société boobu effectivement ñun suñu société moderne yi ci état la tegu parce que état moo am sañ-sañ teg ay loi teg ay loi alors teg aussi ay institutions yoo xam ne ñoo war a sàmm loi yooyu donc foofu bu naxasaayee effectivement état moo nekk responsable mais état boobu naka lay doxee moyal yu ko askan wi jox est-ce que mu ngi koy utiliser nu mu ko war a utiliser pour au moins aar askan woowu donc loolu benn point la bu am solo boo xam ne effectivement waxtaan wi mun na ñëw ba xool ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk suñu bopp muy ñu ñuy représenté nga xam ne dafay jaar ci wàllu politique ngir ñu fal leen ñu ŋànk état bi parce que boo waxee état dafa am lu bëri nekk ci biir état bi ay institution la boo jëlee président institution la moom mooy exécutif maanaam moom nag la ñu fal pour mu doxal fii nag moom moo fi am doole bu kenn amul pour dëkk bi jaar yoon kon dëkk bi su jaarul yoon moom mooy premier responsable mais nga am à côté moom assemblée nationale bi nga xam ne mooy député yi nga xam ne dañ leen a fal ngir ñuy doxal ay loi teg ay loi ñoom ñoo war a xool société bi tey lu mu soxla ñu jël ay loi teg ko pour loolu ñu saafara ko li nga xam ne moo ñuy menacé ñu teg ay loi pour ñu saafara ko war ñu leen tamit yemuñu leen ci loolu yéen député yi da ngeen war di xool exécutif bi nga xam ne institution la li muy def ndax jaar na yoon wala jaarul yoon maanaam ce pouvoir de comment dire d'évaluer les politiques de contrôle d'abord contrôle ensuite yokk ci beneen évaluer contrôle bi mooy di xool lu ñu def normalul député yi dañoo war a jóg ne lii kat normalul li ñu rey ci dëkk bi bëri na normalul nañ xool lu ko càmbar état bi lu tax muy demee nii ba pare après li état bi di def suba ngoon maanaam li mu fi teg ci police budget yu muy jox police di jox gendarmerie budget yu muy génne ci kaaraange et cetera député yi dañ ko war a càmbaraat ne est-ce que lii baax na wala baaxul doy na wala doyul est-ce que budget yu ñu voté dugal nañ ko fi ñu ko waroon dugal ngir sécurité am donc loolu yëpp mooy responsabilité état mu amoon beneen nag bu am solo bu gën a am solo mooy justice justice nag mooy beneen tànk boo xam ne boobu bu taxawee réew taxaw bu sooxee réew sooxal parce que ku jaaxle parce que président institution la assemblée institution mais ñoom ay nit lañu mu ñoom seen bopp mun nañoo jalgati waxuma la sax yeneen askan yu ñuy def mais ñoom seen bopp war nañoo jalgati mais suñu jalgatee kan moo leen war a tegaat si yoon justice donc justice moo war a am taxawaay boo xam ne ni dafay tiim ñëpp ba pare yemale ñëpp ku mënti doon nga am daraja nga bañ a am daraja
lu loi bi teg loolu la ñu war a respecté gis nga loolu bu ñu ko tegee si yoon mbir yi dina jaar yoon dëkk bi dina sedd. waaw justice bi bëri na problème nañ ko wax problème bi bëri na fi parce que ñun yàgg nañ fi nag di gis lu ne man yàgg naa di wax ne Sénégal lu ko gën a naxasaay ci lu bare mooy impunité te bu ñu waxee impunité mooy maanaam nit ñi def njombe nit ñi def loo xam ne ni loi da ko tere te dara du leen ci fekk loolu daf fi bëri te mu gën a bëree ci nit ñi nga xam ne ni ñoom mooy ay privilégié maanaam ñu si bëri ay politiciens lañu wala ay acteurs économiques yu am doole am taxawaay am wërsëg bu ñu yore et cetera ñooñu daal dafa mel ni ñoom mën nañoo def lu leen neex daal du leen ci fekk ñeneen ñi nag ngay baadoola di ko xam ne amoo fenn foo wéeru nga def benn lu ndaw ñu dal sa kaw yàq sa àdduna nga torox lay des donc yooyu dafay loo xam ne ni ñu ngi koy dund ak suñu justice bu loolu weesooy tamit même ñi ngay gis nit ñi jël di leen yóbbu ci justice soit ñu dugal la nga am problème ñu téye la ay mandat de dépôt wala sax ñu téye la ñu jugé la condamné la wala sax avant loolu yëpp garde à vue yaa police wala yaa gendarmerie. waaw donc yooyu souvent dañuy gis ne dañuy sonal nit ñi trop ci yu mel noonu alors que waru mën a nekk pour ñun ku ñu jugégul da nga war a am lu ñuy wax la présomption d'innocence donc war nañu ginnaaw lu loi tëral quand même dugal ci yërmande donc moytu la gaañ moytu la def loo xam ne ni yow mun na yàq sa àdduna wala mun na la lor tant que véritablement justice wanewul na yow def nga ba ñu war laa mën a dugal kaso wala leneen donc foofu yëpp dafay am ay problème yoo xam ne ni bari na fi chaque jour ñu wax ko wax dëgg fa la booy donte ñu ngi def ay effort organiser waat tribunaux yu fexe ba décentraliser yenn tribunaux yi ci mu gën a jege askan wi yooyu yëpp dafa bokk ci état de droit wala l'accès à la justice dafa bokk ci état de droit mais foofu vraiment laaj nañ ci def ay jéego yu bare parce que soit personnel bi du doy foog ñu gën a bari wala tribunaux yi foog ñu gën a bari tamit gën a jege askan wi pour jafe-jafe bu am ñu régler ko ci saa si bañ a sonal nit yoo xam ne ni souvent da ngay gis nit koo xam ne dañu koy téye sax duñ ko juger pendant longtemps ay at yu bare xam nga après parce que amul ku ko taxaw donc muy beneen problème maanaam nit ku nekk dafa war a am ku la war taxaw boo amee problème ak justice loolu nag ñu ko mën a def mooy avocat il faut moom avocat yu doy ku mënul am jël avocat état bi daf laa war a jox avocat boo xam ne moo lay toppatool parce que nit ku ne mu nga bañ a xam loi donc doo défendre sa bopp te ñu bëri ñu mel noonu maanaam surtout baadoole yi ñoo gën a bëri ci prison yi def affaire bu ndaw xam nga loo xam ne du dara wala sax defoo ñu tuumal la ku la ëpp doole tuumal la yóbbu la foofu nga nekk fay at sa àdduna yàqu yooyu ay problème la yoo xam ne day def ay drame yu bëri yoo xam ne ni bokk na ci liy créer wala augmenter banditisme bi fi am ak violence bi ak meurtre yi parce que tout simplement nit ñi dafay am lu leen metti seen xol. monsieur Kane ñu gis ne li nga xam ne moom mooy assemblée nationale am na ñi nga xam ne dañ leen soupçonné woon ci li nga xam ne moom mooy trafic de passeport diplomatique te jusqu'à présent levé wuñ li nga xam ne moom mooy seen immunité parlementaire te boo seetloo récemment le cas de Ousmane Sonko dañoo gaawantu pour lever li nga xam ne moom mooy immunité parlementaire est-ce que nekkul tamit ne affaire maanaam ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey ci cas boobu. waaw loolu lay nuróol te du cas boobu rek bëri na fi ay cas yooyu lu ñu yàgg wax la sax avant affaire Ousmane Sonko di ñëw ak li ci topp yëpp dafa mel ni léeg-léeg loolu bokk na ci li naxasaay réew mi maanaam politique yi nga xam ne ñooy ŋànk état bi dañuy faral di instrumentaliser justice pour seen ay intérêt particulier loolu nag musiba la loolu foog ñu dindi ko te loolu nag kenn mënu ko dindi ku dul ñi yore justice ñoom ñoo war a am seen fulla ak seen fayda ne man institution laa bu taxaw
ah taxaw comme ni assemblée taxawee comme ni président de la République taxawee. waaw loolu xam nga Abdoulaye Wade daan na ko wax mu ne l'indépendance de la justice ne dépend que des juges mais il a raison mais boo demee ci juges yi dafa am lu ñu lay wax mu demoon na sax ba wax leen loo xam ne dafa xaw a niroog saaga sax dafa niroog esclave boo xam ne da nga koy libérer après mu daw ñëwaat parce que ñoom aussi dafa am lu ñuy jiital muy seeni intérêt bopp ba tax indépendance boobu duñ ko assumer am na ñu koy def nag gis nañ fi ay juges yu démissionné bi ñu gisul lu ñu xam pourtant loolu c'est un acte mais c'est un acte de haute portée parce que da ngay renoncer yow ay avantages liggéey et cetera dem wekku ci yàlla mais ku wekku ci yàlla nag doo am loo ragal foofu la différence bi nekk ñu gëm yàlla dëgg bu dee ñoom ñoo yor justice bi bilaay dootuñu am problème mais parce que lu ñu lay wax ñoom lan la dañu naan la wooy c'est vrai que juge bi am na indépendant mais pouvoir de nomination bu président am ci ñoom donc moom moo tax ne ñoom dañuy gérer seen carrière ba léeg-léeg bu ñu waree taxaw ne non parce que Samori daf ko doon wax Samori dane soo d'accordul si tu refuses boo bañee da nga naan déedéet nga taxaw na déedéet alors donc loolu la ñuy xaar ci góor dégg nga ma donc loolu la ñuy xaar ci magistrat bi itam mais magistrat bi lu mu lay wax parce que man dama ciy waxtaan ak ñenn ñi ñu naan la woy boo defee lii tegu sa kaw et cetera wala ñu naan la am na koo xam dafa ma mus a wax loo xam dafa ma metti parce que daf na ma non boo ko defee dañu lay affecté Kédougou mais loolu dafa doy waar magistrat buy wax loolu mais Kédougou ñen ñoo fa nekk du ñu ay sénégalais mais magistrat dafa war a dem Kédougou parce que Kédougou ay sénégalais ñoo fa nekk di leen soxla mais non parce que ñu si ëpp seen carrière la ñuy gérer maanaam pour gérer carrière boobu foog ñu nekk Dakar di yóbbu seen xale yi ci école yu baax tu vois c'est des motivations finalement intrinsèques très personnelles moom mooy justifier finalement seen aliénation boobu ñuy am par rapport à ce pouvoir de décision du président de la République de nommer à des postes civils et militaires donc loolu mooy problème de forme donc dafa am une responsabilité individuelle mais tey bu loolu weesoo magistrat am na liberté na ko jël assumer ko am na ñu koy def nag donte day jafe ci ñoom mais ku ci gëm yàlla loolu du la sonal parce que àdduna wax dëgg fa la fii kenn mënul fexe ba li yàlla tibbal la muy sa wërsëg nga doo ko doot kenn nit mënul loolu donc il faut que aussi ci recrutement magistrat yi ñuy xool yan xeetu nit la ñu war a jël di leen def magistrat pour man koo xam ne danaan waay saay fa ma defal lii boss bi daf may sonal wala koo xam ne danaan diw bu ma daf may jox xaalis donc ma defal ko lu mu bëgg kooku warul nekk magistrat parce que xamul lu mu yor lan la donc ñi leen fay teg aussi war nañu xoolaat naka la ñuy tànnee magistrat naka lañ leen di former ak ci biir formation bi naka la ñuy fexe ba def des enquêtes d'intégrité de moralité d'intégrité avant ñu lay fal magistrat parce que magistrat dafa war a nekk ku dëgër mais aussi ku ñu war a dooleel mais da ngay dooleel nit ku baax mais boo dooleel rek saay-saay rek musiba am donc magistrat nga jël saay-saay teg ko foofu ba pare mu am doole bi mu am parce que magistrat Sénégal fii doole bi ñu am rëy na de yow mii mun nañ xëy nii rek teg la lu kenn xamul dal la dugal fële wala kenn ñëw yow nga xam benn magistrat loolu dal na yàggul fii sax man fan yi maa ngi jaabante ay commissariat central ba tribunal di taxawu sama benn mbokk boo xam ne deful dara mais kenn moo am mbokk magistrat mu dem wax ko magistrat mbokkam boobu daal di actionner justice ñu dem jëli waa ji kilifa ba am plus de 60 ans am njaboot mais deful lu war a tax ñu téye ko parce que transaction commerciale rek la nekk loo xam ne ni waxtaan la ba réglé mais ñu xañ ko jël week-end ñu yóbbu ko au violon njabootam musul bañ a fanaan këram mais imaginer drame yooyu ngay créer tout simplement parce que yow yaa ngi utiliser ce pouvoir pour gérer intérêt sa benn mbokk mais xooluloo exactement yeneen conséquences yu muy am indi
ci ñeneen. Donc yooyu magistrat warul doxee noonu. Magistrat bu doxee noonu xamul lu mu yor lan la. Nañ jàng ci Xaalima Jaxate Kala, nañ jàng ci mag ñi fi newoon, nañ jàng ci yonent yàlla Suleymaan, attekat yu mag ñu ngi fi woon bëri nañu, Omar et cetera. En tout cas référence yi bëri nañu fi. Donc n'importe qui warul nekk magistrat. Il faut ñu filtrer naka la ñuy jëlee magistrat di leen tabb. Du rek xam xarañ ci droit doyul, nga am maîtrise droit, nga dem ñu def concours, ñu former la 2 ans nga ñëw di atte. Léeg-léeg sax nga gis ay cas yu doy waar. Man dama ko yàgg wax loolu, man xam nga sociologue laa. Alors dama naan d'abord suñuy loi yi dafa am problème, parce que ñu si ëpp suñuy loi yi lu ñu jël loi France la woon rek ñu jël fu ñu bind France ñu dindi Sénégal. Lu ci ëpp base bi laay wax de. Ba tey ji am na loi yoo xam ne sax ñu ngi daté avant indépendance, avant 1960 ba léegi ay am na loi yu fi am, dégg nga ma. Alors léegi loi yooyu donc méngoolul ak suñu askan nu muy doxee. Ba pare nga jël benn xale bu ndaw ba am 24 ans am maîtrise, def 2 ans centre de formation judiciaire, am 26 ans nekk magistrat, célibataire, xamul luy sëy, nga ne ko moom mooy atte sëyu jàmbur, ay sëyu ay moroomu baayam mu walee na atte. Amul benn expérience de la vie, lu mu am rek mooy loi bi lii la wax, day appliquer systématiquement loi bi lii la wax. Kooku day indi ay musiba, day yàq société, day yàq famille, parce que même bu dee jullit nga xam nga ne catholique yi sax dawaraw ñoom boo xasee ba sëy abadan nañ lay wax. Mais même bu dee jullit nga wax nañ la même boo waree fase sa jabar na nga ko may diir, na nga ko may diir buy toll ci 3 mois, parce que xam nañ ne yàlla mi xam lépp ñun xamuñu ne ci biir loolu nee na moom moo ko wax ci surat bi ne lu ne mën na ci lu baax mën na ci am maanaam mu ngeen a juboo. Donc yooyu yëpp foog nga xam société di xool fu sori di defar pour mën ko def. Mais bu dee da ngay gaaw a ne waaye kii daf ñu fonto rek xaar ñu régler problème am, gaaw a mer, warloo nekk magistrat. Donc magistrat vraiment nañ xoolaat ñiñ ciy tabb, xam-xam bi rek doyul, nañ ci boole jikko yu rafet yoo xam ne processus pour ñu fal la daf ko war a intégrer. Voilà. waaw avortement médicalisé débat bi mu ngi jóg. Ñun sax ñun suñu organisation justement organiser na ci débat barki démb virtuel par Zoom, parce que dañuy jàpp ne il faut que ñu leeral mbir mi. Lu tax ñu war ko leeral parce que dafa am acteurs yu bëri yu nekk ci affaire bi, protagoniste. Am na kuréelu ay député ay femmes jiite leen yu nekk di laam-laame pour que loi boobu ñu voté ko. Seeni ginnaaw am na ay organisation yu bëri yoo xam ne ni ñoom it dañuy nekk fii pour ñu voté loi boobu. Ci biir organisation yooyu bëri na ci ay organisation de féministes. Féministe moom lu ñu war a leeral la sax, parce que ne jigéen laa boo xëy na damay jàppale jigéen, yaakaar naa ni ñëpp a war a jàppale jigéen. waaye am na si ñoo xam ne dañuy jël jigéen bu ko teg en face góor ba sax di créer ay noonoo diggante góor ak jigéen. Loolu mënta am, parce que société bi pour mu am foog góor ak jigéen nekk. Donc foofu jàmm rek moo war a nekk seen diggante bi ak ndimbalante ak jàppalante. Waaye am na organisation yu mel noonu ñu jàpp ne jigéen lañ leen a bund xataal, xëy na dëgg la yenn saa yi, mais donc war nañoo def lu ne ba jigéen ñi nekk ci kaw góor yi. Loolu nag musiba la te waru mën a nekk ci société yu mel nii. Nañu ànd moo gën, mais bu ñu fexee di jël jigéen teg ci kaw góor et cetera. Donc ñoom ñu ngi ci ak ay organisation yeneen internationales yoo xam ne ñoom it am nañu ay projets yu leer. Ñoom jàpp nañ ne suñu société ñun yu bëri buñ ko nanguwul ba ci affaire ñaari tur yi, c'est parce que ñun dañoo tardé. Donc ñoom dañuy am ay stratégie di pousser pour que ñun ñu comprendre que ne àdduna moo laaj loolu, mais dañu juum. Parce que àdduna
lu ko tënk mooy wute yàlla moo ko bëggee noonu parce que moom ci fa moo xam ne dama leen def ngeen wute pour ngeen di xamante waaye boo bëggee yow nga ne man samay gis-gis ak li ma bëgg a dund moom la ñëpp war a dund yaa ngi ci erreur te loolu nag moo fi am dafa am organisation xam dañu koy bind clairement ci seen stratégie ñu ne lu tax yenn problème yi di am ci société yu mel ni ñun surtout suñu société africaine yi c'est parce que ñun dañoo am ay gëm-gëm ak ay tradition yoo xam ne ni moom mooy blocage dañ ko jàppee blocage au lieu ñu jàppee ko ni ñun loolu dafa bokk si ñun te foog suñuy bu ñuy def dara ñu def ko donc wàllu avortement médicalisé pour man dafa laaj ñu interroger ci science interroger ci diine interroger ci tamit société ni muy doxee dégg nga ma ci wàll loolu nag bu dee jullit nga jullit nag mooy musulman walla catholique maanaam ñu gëm yàlla ku gëm yàlla te yaakaar naa ñun nag Sénégal fii gëm nañu yàlla ku gëm yàlla nag war naa yëkkati loo xam ne man gëmuma yàlla ñu ne ok comme gëmuloo yàlla yow ñu xool naka ngay def mais ñun Sénégal li ci ëpp gëm yàlla la ñoo fi nekk te ku gëm yàlla nag da ngay déggal yàlla gëm yàlla dafa wax ba pare yaakaar naa ne mbir mi dafay tënku ci lu yàlla wax yàlla dafa bëgg dund daf ko sellal daf ko màggal moo tax alors nit tamit dafa war a bëggu dund te ci li mu tënk yëpp mu ne dafa am ñu ma ci gën a bëgg mooy doomu aadama laxat xaram naa bani aadama alors donc bu doomu aadama tamit kon dafa war a bëgg li yàlla bëgg maanaam dafa bëgg boppam bëgg moroomam dégg nga ma donc léegi ci biir loolu buñ ko jiitalee waruñoo wax ne ñun war nañoo mën di fexe di éliminer dund parce que tout simplement dafay créer yenn problème mais xaaral ma taxaw foofu tuuti parce que foog ñu ñëwaat ci nit ki ñoom lu ñu wax aussi nañ ko leeral bu ñu def amalgame dañu ne ñoom dañoo bëgg avortement médicalisé pour des cas précis de viol et inceste maanaam koo xam ne dañ la sàqu te du sa coobare nga jëlee ci ëmb wala ki la sàqu doon ku la jege trop muy ku la jege sa biir kër loo xam ne sax waru mën a nekk muy loo xam d'abord ay bàkkaar la d'abord numéro 1 bàkkaar numéro 1 léegi bàkkaar yooyu nag nga bëgg ci tegaat beneen bàkkaar éliminer dund dafay xaw a doy waar moo tax ñun suñu gis-gis mooy kenn rek moo war a décider ne avortement dafa war a am mooy médecin bi te lenn rek moo war a tax mu war ko décider mooy bu dee ndey ji dundam dafa tegu ci doom ji war a judd maanaam bu fekkee ne moom ndaw si ku jigéen ki buñ ko bàyyee mu continuer grossesse bi moom mun na ci ñàkk bakkanam foofu médecin mun na décider te loolu moom yaakaar naa ne moom boobaa déontologie dina ko may mais diine aussi daf ko maye parce que diine waxul la noonu bu leen daf ne bu fekkee ne loraange mu ngi ci jigéen ki mën na nekk dégg nga ma donc loolu yaakaar naa kon amul laam-laame mais jóg fii ne loolu dama koy def loi pour ku jóg rek ne man damay dem dañ maa ëmbal et cetera même sax bu dee yow da ngaa nekk su lu la neex ba ëmb ci nga jóg ne ñëw dañoo violé pour dem dind ko loolu dafa dangereux donc moo tax il faut que ñu éviter ouvrir brèche boo xam ne ni gis nga Ndar Saint-Louis yaa ngi woon dégg ñu naan brèche ba bi ñu koy ubbi à l'époque après Abdoulaye Wade la woon problème mu inondation yi ay techniciens ne ko noonu nañu def benn brèche bu ndaw nii rek quoi après ndox mi jàll ñu def brèche ba mais tey brèche ba mooy problème bi gis nga dafa mujj daan yóbbu lépp moo tax tey waa Ndar gën a am problème mool yi di dee ci géej gi parce que tout simplement dafa créer beneen écosystème bu bees donc brèche baaxul donc lii nañ ko teg par contre lu ñu mën a def mooy respecter li ñuy wax sànq parce que yaakaar na loolu médecin bi ko mën a def te teg ko foofu ci déontologie parce que médecin dañuy def serment d'Hippocrate ba ñuy def leneen donte am na ñu koy def illégalement ñooñu ñu ngi ci loo xam ne yoon dafa war a teg seen loxo alors donc nañ ko teg foofu ak li diine maye dégg nga ma
donc mais li ci des c'est la porte ouverte à toutes les dépravations te loolu nag am na dafa am ñoo xam ne ay organisation la yoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw loolu lañ ci bëgg ni ñu bëggee dugal fii ay affaire ñaari tur loolu lañ fi bëgg a dugalee genre nam liberté lañ koy woowee liberté de la femme à maîtriser son corps loolu la ñuy wax mais je pense que man li may wax mooy li gën a am njëriñ mooy xaalis ak alal ak xam-xam bu ñuy jël yëpp di ko def ci yooyu naan way pour loi l'avortement dañ ko jël def ko ci prévention ak ci prise en charge victime prise en charge prévention mooy fexe ba jàppale nit ñi ba viol dootul am ba kaaw inceste yooyu tamit ñu fexe ba nit ñi dootuñu ci dugg loolu nag éducation la loolu ay affaire kaaraange yi ñu doon wax sànq sécurité la et cetera pour que ñu gën a aar surtout xale yu jigéen yi xale yu jigéen dañu leen war a aar suñu doom yi suñu sœurs yi parce que dañu exposé foog ñu aar leen ci lu bari nag aar leen ci mbedd mi aar leen ci internet bi maa ngi doon wax keroog ma ne war nañu def ay pare-feu yu loi yu war a def mooy yu loi yu mel noonu yoo xam ne ni tey boo amul yenn at yi mën loo dugg ci yenn sites yi mais tey li yàq xale yi ci biir kër yi mooy loolu parce que mun nañu xool site bu leen neex xale ñuy jàngee bon te seeni waajur du ñu am jot tey ñu su bëri amatuñu jot di toog di contrôler xale yi li ñuy def pour di mën a rectifier amatuñu jot bi parce que dëkk bi métti na xëy daw jaar gauche jaar droite et cetera papa ji même chose donc ngeen ñàkk ak ngeen am moo ci yem ñëpp a ngi daw donc xale yi amatuñu boobu prise en charge famille yu koy def tey dafa néew donc pour man loi yu am solo mooy loi yuy prévenir comme yu mel noonu ba pare tamit di sanctionner sévèrement ñi nga xam ne ni dañuy def acte yu mel noonu pour ku ko bëgg a xalaat boo ne ay kii de moom mën nañ ma cee mën naa ci tëdd kaso sama giir dund nga seetaat sa bopp balaa nga koy def parce que ay mbir yooyu xam ne ni bu fekkul da nga feebar parce que bu da nga feebar dañ la war a yóbbu fu ñu la jëlee en charge bu fekkul da nga feebar day loo xam ne ni vraiment jarul ay seconde nga tayle ci sa àdduna ak sa alaaxira sax boo moytuwul dégg nga ba donc insister ci loolu éducation bi nit ñi xam seen bopp xam lu ñuy kii ba pare ñi nga xam ne nag ay victimes lañu donc bu ñu defee loolu victimes yi dañu wàññeeku mais victimes yi xëy na dina mës di am mais victimes yi au moins ñu mën leen a jël en charge te ci biir loolu pour man état bi daf ciy dox dara mais société bi aussi te société bi rek yàgg nañ ko def gis nga ñun Sénégal fii ci suñu biir société ñu ngi régler problème yu mel noonu te coow du jub di nga fi gis nit am loolu yu mel noonu dal ko mu metti parce que il faut aussi ñu bokk ak victimes yi méttit boobu xam ne ñu xam ne bu ñuy wax di wut ay solution du caageen ne ñun dañu minimiser li nga xam ne ni ki ñu violé wala ku vivre situation inceste boobu mu ngi koy dund non 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 loolu drame la mais drame psychologique la boo xam ne ni dañ ko war a jël en charge accompagner tamit ñi nga xam ne ni ñooy victime yooyu noonu pour ñu mën ci génn mais jàpp ma ne solution bi mooy ñu éradiquer systématiquement une grossesse qui existe déjà parce que loolu beneen traumatisme la ñuy yokkaat ci biir problème bi mais duñ ko régler donc liggéey pour jël leen en charge société bi mu ngi ko doon def daal la wax da ngay gis fii nii ay xale yooyu am na man am na ay cas yu ma sa xam fi ma màggee nekk kii suñu dëkk bi ma ne woon am na sax lu fuite ba nit ñi xam ne am na lu xew diggante nit ki ak rakkam mais dañ jël rakk ci yóbbu ko ay Casamance je crois en tout cas yóbbu nañ ko mu def dund ba affaire bi kii ñu gérer ko xam nga mais après mu ñëwaat dans la vie normalement réinsérer wu c'est que am na problème effectivement xaw ma nu mu ko gérer parce que il faut une prise en charge pour aider ko moom mu gérer loolu ba dépasser ko mën na ko bañ dépasser am na ku ma wax keroog parce que boo defee benn poste justement coow li bëri na mais am na ñu may contacter di wax ne moom def na avortement mais gérer dund na traumatisme bi pendant 5 ans soo ciy génn donc avortement bi du solution donc c'est le traumatisme qu'il faut régler dégg nga ma loolu nag am na ñoo xam ne seen liggéey la nañ yokk ay psychologue ay psychanalyste ay psychiatre
pour gën a jàppale nit ñi koy soxla waaye tamit société bi kon ni def li mu daan def maanaam di jël sutura teg ko ci yu mel noonu pour mën a aider nit ki mu continuer di dund te poids wu société bi maanaam regard société bi du ko sonal trop loolu tam yu mën a am la nañ koy def mais lu ëpp solo mooy fexe ba yooyu wàññeeku ba xam naa du jeex parce que yooyu dafa ànd ak société mais na wàññeeku donc loolu daal laay mooy sama position nañu jël moyens yi investir que sur prévention ak prise en charge des victimes plutôt que naan da ngay jël naan ku kii rek na nga dem ñu dindi ko parce que boobaa c'est la porte ouverte à des excès yoo xam ne ni da yàq société bi mais du ko defar voilà. non man xam nga man politique laay def politique amal njëriñ askan wi c'est-à-dire du ma naan mën a di woo laajuma ñu jox ma pouvoir fal ma pour def na ci def laa nekk nag li ñuy def pour man mooy la vraie politique c'est la politique boo xam ne day tax yow nga impliqué wu ci les affaires de la cité di ci dugal xam-xam di soññi nit di may ay opportunité ay surtout ay jeunes ñoom it ñu mën a defaru ak di accompagner ay askan loolu la ñuy def ñun dégg nga ma donc mais jël naan mën a man dama ko ragal sax pour man parce que dama jàng ne même ci suñu diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu jàngal ne ki naan mën a du moom parce que njiit dañ koy tànn mais kenn du ko fal fii koo fal rek mu gis boppam te bëgg a falu boobu day tax nit ñi def loo xam ne ni moo tax bés bu ñu faloo doo ñu def lu amal njëriñ askan wi parce que ni ñu leen falee moo tax loolu nag noonu la politique tënkoo Sénégal moo tax man politique gisuma ci sama bopp c'est-à-dire politique bii laa wax na politique boo xam na ngay jaar ci ay parti politique dem ci ay élection gis nga élection bu amee nit ñi xiiroo beeg ngaaya bi fi am bañante bi gars yi jaral na leen ñu dem ba à un certain niveau d'animosité de haine et de méchanceté dégg nga ma mais loolu kuy defar di nga ko def déedéet man jàpp mbokk donc li ma jàpp mooy il faut ñu defar askan wi xalaat yi ak xel yi ba askan yi ñor trop bu ñu ñoree kenn dootu leen nax parce que naxaata bi daf fi bëri na fi ci ñi nekk ci nguur gi bëri na fi ci ñi nekk ci jongante ci jongante bi nuñ koy woowee opposition waaw yoo xam ne ni leen rek mooy intéressé mooy nañ falu bu ñu faloo fexe ba dootuñu wàcc mooy gars yi ñëwaat naan la ay troisième mandat kenn xamul xam nga parce que bëgguñu wàcc parce que affaire bi pour ñoom dafa neex nguur la dañ ci xam nga jouissance li tubaab naan jouissance moom lañ ci nekk donc moo tax ñoom du ñu nangoo bàyyi affaire bi mais bu doon liggéeyal seen askan rek war nañ xam ne nit ki foo mënta toog war ngaa mën a amal njëriñ sa askan ñeneen ñi tamit di rey seen bopp di si rey sax ay doomu aadama fekk ñoom bëgguñu lu dul dàq fi ku fi ne pour toog fa dégg nga ma loolu nag ku koy def ak gis nga ni ñuy lëkkaloo ni ñuy àndee koo gëmul sax nga ànd ak moom valeur nga teg ko fële nga ne li am solo mooy élection dañuy compter ay voix donc loolu am njëriñ mu jaral la lu nekk li nga doon bañ nga koy nangu ndax loolu kooku bu faloo du lijjanti problème yi kooku am na leneen lu koy tax a reyante pour mu falu te biir reyante boobu dina ci lor ay doomu aadama dina ci sax indi ñeneen ñoo xam ne dañ ci bàyyi seen bakkan yooyu yëpp jaru ko fi donc moo tax man ne man loolu du sama espace mais ëppul luñ ma dara ci dëkk bi nag lu fi am dinaa ci gëstu def ci sañuy moyen wut ay moyen pour gëstu ci fexe ni may def ay yit ñu avancé te fu ne ci àdduna bi ñu ci dem fu ñu dem dañuy déglu di représenter suñu réew feneen foo xam ne dañ naan sénégalais bi moo fi indi lii moo fi def lii et cetera loolu ndam la pour suñu askan donc loolu yëpp ñu ngi koy def di ci sant yàlla te vraiment gisuma loo xam ne ni ñi fi nekk di yore politique bi ni ñu ko yoree te ñun kontaanuñu si ñoom te ñu wut ci ñoom peut-être seeni maanaam seen màggaayu bopp parce que loolu jàpp naa ne yàlla rek moo koy joxe donc wutewuma ko feneen wutewuma ko ci ndombo tànk am na yu bëri yoo xam sax da nga ciy renoncer man sama décret bu nomination comme fonctionnaire mu ngi fi mais dama ko gisee dama ne non man wax dëgg fa yàlla dama bëgg a topp sama yoonu bopp quoi parce que gis naa ne lii dafa am ay gàllankoor yoo xam ne
man ni ma bëgg a doxalee ak liberté bi ma bëgg a am ni may defee su ma si duggee du mën a sotti donc teel a xam aussi yow yaay kan ak loo bëgg nga nekk ci loolu yàlla mën na si jàppale donc loolu la sa question bi ci politique man bu ma sañee lu ma bëgg daal mooy ni ñuy defee politique changé bu ñëwee ni ñuy defee politique changé ba nga xam ne dañuy am opportunité fal ñi gën ci ñun su boobaa xëy na mais bu dee nii lay demee wax dëgg fa la su mbuxloo beeg ak diiranta mbagg yi parce que gars yi nee nañ affaire buuxante la man new ma ci buuxante boobu parce que xam naa ne li fi ne yaatu na trop te foo mënta nekk xam li nga bëgg gëm ko di bay sawaar boo moytu sax di nga def loo xam ne nit ñi fekk si la foofu donc loolu moo ëpp solo te loolu mooy yaatal mbir mi waaye dem di xaru di reyante pour jël as tuut soo xam ne ni askan bu néew doole moo ko yor après nga koy saax-saaxee di ko dugal ci xam ne warul nekk fi nga koy dugal di yee ay fitna di fitnaal nit ñi alors donc loolu man ñaanuma yàlla dugg ci yu mel noonu donc loolu mooy sama vision ci politique man bokk ci ñi nga xam ne ni ci wàllu gëstu yemba ne on peut changer le monde sans prendre le pouvoir c'est-à-dire sans prendre le pouvoir politique bi ñuy wax nii mais pouvoir moom mooy am mën-mën sañ-sañ loolu yàlla mën na ko may ku ne ak foo mën sa nekk xam nga tey jii nii sang bi nekk fële toog Touba wala Tivaouane wala Ndiassane wala Thiénaba wala Fouta Alwaar wala feneen ñooñu yàlla may na leen pouvoir bu mag a mag mais nekkuñu ci dang-dang yi dégg nga ma donc te booy see sax boobu ëpp njëriñ parce que nit ñi fu ñu jaaxlee fa la ñuy dem dégg nga ma alors après nag ñoom ñeneen ñi ñooñu nekk fi di créer problème yi créer problème ba mu rëy nag ba dugal askan wi guuta daal di daw seeti ñooñu donc dëkk dafa soxla yu may noonu ñoo xam ne ne li ñuy def dañ koy def te jiitaluñu ci seen bopp li dañ koy def ngir li ñu bokk ak ñëpp jaar yoon dañ koy def ngir am njëriñ ak yërmande ngir dimbale seeni moroom donc ñun daal yoon boobu la ñu fas yéene nekk ba fu mu ñu yóbbu nag waaw mais nag du ma ŋàññi kenn mais Sénégal moom tant que li ñuy defee politique ak ni ñu ko organiser changé wul man du ma dugg ci yooyu waaw di leen gërëm di leen sant di leen encourager itam li ngeen def am na solo bu leen jël seen li ngeen yor jumtuwaay bi di ko jox uniquement ñenn catégorie nit ñoo xam ne ni xëy na ñooy def actualité mais souvent du ñu jëmale dëkk bi ci fi mu gënee donc da leen jox micro bi askan wi ñiy liggéey ñiy jéem ñi nga xam ne ni newuñu ci jaxase dëkk bi mais ñu ngi def yu am solo yoo xam ne bu ko ñeneen gisee mën nañu roy si ñoom donc loolu laa leen di ñaax ngeen def ko parce que coow luy daggasante bi dóorante bi amul benn njëriñ askan bu bëgg a dem day xam boppam ba pare daal di xàll yoonam nekk ci nag di liggéey teg ko ci yoon waaw donc yéen ci loolu laa leen di ñaax ngir ngeen mën a amal njëriñ seen askan yéen tamit te di ñaan aussi li ngeen di def yàlla def ci barke